sa morom lenn ci militant yi moo xam coalition ba nga bokk bu weesoo yàq woto yi ñuy yàq woto ak yeneen i jumtukaay maanaam alali jàmbur léegi-léegi itam ñu yëkkati ay kàddu yu ñagas teg ko ci sa nawle lu ci mën a am campagne boobilee moom tey ci minuit lay jeex ndaxte dibéer yemook 20 fan ak ñett ci weeru janvier di gannaaw ëllëg ki lañ fas yéene amal yooyu les élections nganu xibaar yi Alioune Sy lay wuyoo conseil municipal la woon conseil municipal la ngeen baal ma toppoon ci ndem si yàlla Idrissa Diallo doon jiite ay jamono Dalifort nekk itam candidat bu Wallu Sénégal foofee ca Dalifort li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye ngeen taxir lu mbokk yi ma ñëw ñu faram fàcce. Bismillah ci xibaaru diggu bëccëg gi jaajëfal leen ziyaaraat leen ci aljuma ji xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy dooree ak nanu ko junjee muy fitna gu mitti gu nu nemmeeku ci campagne bile foofee ca Kër Massar benn ci jegeñaale si kii di Aminata Assome Diatta lañu fekk këram taal kër ga ba borom këram ak sëtam bu am ñetti at ñu nekk ci diggante dund ak dee loolu ne lañ ko waxee ndaxte ña nga ca hôpital principal bu Ndakaaru lakk ya dafa mitti moom soxna si lu ci mën a am yëkkati na ay kaddu yu tiis yu jóge ci xolam jëmale ko ci askan wi Daawur Njaay lay wuyoo ñu teewlu ko ak Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. démb dama doon def sama tee débat léegi ministre war fee jaar pour sargal suñu instant boobu maa ngi commencé sama tee débat à 17h vers les coups de 18h kii jaar fi Dieynaba Ndiaye ñuy jaar fi ak seen caravane. biñ fi jaaree jeune am yi yéeg ci kaw di taal photo ministre bi am Assome bi di ko taal ak seen kiiwu salimo yooyu ñu daal di may bëmëx daal di yóbbu sama portable wañaar sama loxo daal di jël sama portable ñëpp a ngi taxaw mu ne ma Assome laa koy jënde waaye dina xam ne man la ko digaaleel léegi ñu tëdd ba ay 2h ay 1h du matin sama jëkkër jékki-jékki rek sama sët laa tëddaloon sama jëkkër jékki-jékki rek ne daal di yuuxu ne ma wuy taal nañ ñu ma dégg sama sët bi di yuuxu ma tourné rek fekk xale bi yëpp yaram bi yëpp jàpp xale bi yaram bi yëpp tàkk sama jëkkër yaramam bi yëpp lakk ci laa daw génn ci biti ñuy yuuxu pour nit ñi ñëw jàpp ñu. muy kàddu yoo xam ne kàddu tiis la Sénégal yëpp manko di ñaawlu fitna gi ñu nemmeeku ci campagne boobile loolee xew fi ci Ndakaaru moo xew ci yeneen gox bokk na ci Ndar Géej foofee itam campagne bi mu tàmbaleek léegi gis nañ ne kenn mayut sa morom dara tey jii sax di fàttali ña ci lay jeex pour minuit jotee waaye foofee ca Ndar Géej bi ñu defee taxaw seetlu bile campagne bu weesoo daanaka jumtukaay ak alali jàmbur yu ñu fa yàq ak salfaañe kàddu yu ñagas itam dinañ ko fa yëkkatee mu jóge ci bii kan jëm ca bële ci gàttal kenn ku ne ak say feem na ngay campagne waaye lañ ca nimiku mooy fitna gu mitti moo ci am Ousseynou Diop la ñuy fekki Ndar Géej mu ànd ak Habib Seck ci caméra bi. campagne électorale bi di jeex ci diwaan Ndar Géej muy nemmeeku nag violence yu bari yoo xamante ni am na ci mujj coalition gox yu bees yi benn seeni ndaw la ñu daal di fii ba ñu yóbbu ko hôpital loxo bi damm ki jiite coalition bu ni mel di Moussa Diop daal di janoog taskatu xibaar yi yiy yàbbi ca mbir ma joxoñ baaraamu tuuma coalition Benno Bokk Yaakaar. moo ci def sutura waaye démb dafa doon boom ay bakkan yàlla def nag ci vitesse boobu mu doon daw am ci koo xam ne yàlla ak suturaal waaye bakkanam yemoon na ci. ndax bañ koy yooxu naan ko moytul bi muy daanu ak bi oto bi di yegg si benn la keneen ki mu fa fekk da ko ramassé mu dali fële perte connaissance kenn xamul kañ la yeewu démb. ñoom coalition Yewwi Askan Wi itam jël seen i wàll Aba Mbaye bi ko jiitee rafetluwul benn yoon taxawaay bi nga xamante ni waa coalition Benno Bokk Yaakaar moom la ñu taxaw. jël ay nervi ñuy dugg ci koñ yi xotti affiche yi tëj nit ñi seen kër di leen gazé bind nañ bataaxal bu leen dañ porté nañ plainte au niveau du commissaire. bind nañ bataaxal procureur Saint-Louis yónnee nañ ndaw suñu ay kilifa ñu dem ci képp kuy kilifa. bu dee nag mbir mi dafa takkarnaase lool ci douane bi ñu di coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom daan nañu joxoñ baaraamu tuuma l'opposition bi jàpp ni seen ay affiche dañ ko yàq waaye tamit lépp lu jëm ci wàllu ay arrêt bis ñu daat koy toj Mansour Faye di dànkaafu l'opposition bi. gis naa léeg-léeg suñu cortège bu jaaree ñuy jéem a am yenn taxawaay waxat naa ko nag doomu Ndar yi dugguñu ci violence. am na lu ñuy nangu ak municipal
ayons de nouveaux élus ayons une nouvelle équipe bu am une nouvelle vision boo xam ne dafa bëgg liggéeyaat Tëngéej moo tax 23 janvier 2022 voté leen yéen ñëpp pour Benno Bokk Yaakaar. trompé le vote le 23 janvier c'est ce bulletin là mais nag c'est ce bulletin 3 fois bulletin bi la ñuy dugal fii pour la commune de l'Est ñu am une nouvelle mairie au niveau de l'Est, une mairie qui va s'occuper des rues, une mairie qui va s'occuper des enfants, des jeunes, une mairie qui va s'occuper des femmes, une mairie qui va nettoyer la ville. Ñu jël bii dugalaat ko pour la ville de Rufisque, une ville qui va s'occuper de l'assainissement de Rufisque, une ville qui va s'occuper à trouver aux jeunes des emplois, qui va financer les femmes à travers un fonds de garantie municipale. Mais c'est ce même bulletin qu'il faut aussi voter au département. ca Réfane moom maire ba daal ndax mbiram ndox mooy li ko gën a yitteel ndax askan wa ay jafe-jafe lañ koy jànkonteel moom Djibril Thiaw rafetlu na itam jéego yi nga xam ne def nañ ko ca mu aju ci wàllum njàng ak wér-gu-yaram professeur Djibril Thiaw ak Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. projet yi ñu naaloon ndax vraiment l'essentiel def nañ ci yu bari tey Réfane dëkk yëpp am courant macha allah tey am nañu ñetti collège am nañu lycée am nañu yoon bi jóge Kaba ñëw Réfane ñoo ngi koy goudronné partout aussi foo dem ci école yi doté nañ leen équipé nañ leen en matériel informatique gis nga marché bi genre marché bi nous en avons 2 nous avons construit plus de une trentaine de cantines au marché de Réfane donc ça c'est énormément de choses que nous avons déjà fait ay mbir yu bëri la yoo xam ne def nañ ko ba pare am na benn industrie laitière bu ñu lancé woon booru Kombelane boobu ñu mu ngi avancé dañ koy yeggale bu soob yàlla mbirum wér-gu-yaram centre de santé boo xam ne dañu koy def fii ci Réfane nga xam ne ministère de la santé déjà prévoir na ko def na ko ci carte sanitaire am donc li ci des mooy réalisation yi boobu aussi dinañ ci taxaw mais aussi am nañuy ambulance mais dama bëgg poste de santé yi les 3 postes de santé ñu renouveler leen ñu yeesal leen seen ambulance yi. leen dëkk yi nga xam ne dañu di ay dëkk yu mag wala ay groupe dëkk ñu fexe dëkk bu ci nekk wala groupe dëkk bu ci nekk. aywa ñu des ba tey ci xibaar bi gu bëccëg gi mu aju ci campagne bi ak bés bu mujj bi foofee ci diwaanu Thiaroye-sur-Mer coalition bi di CPG nay leer ñoom mbooloo mu takku itam ñoo tase woon ci seen caravane candidat boobu nag di Boubacar Djiba am yéene jiite gox boobee ëllëg ma ngay sàkku rek ci askanu Thiaroye-sur-Mer nga la ñu topp ko ci programme bi lee caravane bi mu woote woon Ibrahima Kane ak Modou Diop ñoo wuy jëloon télévision Futurs Médias. génne Thiaroye-sur-Mer ci guuta gi ko maire sortant bi dugal lu ni mel mooy mbébétu coalition CPGE nay leer ñu amal ab caravane ci Thiaroye-sur-Mer Bagdad jàpp sax poste Thiaroye candidat ne équipe municipale bi seen bilan dara baaxu ci. Thiaroye-sur-Mer lañ dëkk Thiaroye-sur-Mer jox ñu lépp loo xamante ni nii am nañ ko ñu toog gis ne dëkk bi taxawul sax day dellu ginnaaw yeneen dëkk yi di jëm kanam moo tax ñu ngemb ñëw bokk ci langue politique bi ñëw di xëccoo mairie bi. bu fekkoon amoon nañ bilan kon man Boubacar Djiba du ma nekk candidat. Boubacar Djiba ne ndamam leer na ba noppi ci loolu nag muy xamle li mu namm ci commune bu Thiaroye-sur-Mer bés bu falo. bon sama priorité si Thiaroye-sur-Mer bëri na donc mun naa la ci wax quelques points yi nga xamante ni moom mooy yi nga xamante ni moom moo ëpp solo moom mooy cadre de vie bi mooy éducation bi moom mooy santé bi moom mooy appui d'emploi à la recherche d'emploi pour les jeunes parce que ñun dañoo nekk ci zone industrielle te gis nañ ne fii taux de chômage bi dafa yokk trop. ay waxtu rek moom moo des laata campagne électorale bi ñu koy tëj CPGE nay leer di woo askan bay yeewoo ca Thiaroye-sur-Mer ñu voté bu baax a baax ngir Boubacar Djiba jël ndam li ci ngoonu 23 janvier bi ñu jëm. candidat Ibrahima Kane buy def campagne bu wuute ak bi ñuy faral di gis ndax moom def na fanweeri at ak juróom ci service militaire muy colonel Amadou Diallo moom colonel nag léeg-léeg mu solaat ab teneem wàcc daal di rek wane taxawaayam ak gis-gis bi mu am ci fa mu fekk baax muy Mabo dañuy ànd ak Abi Faye ak Pape Sangone Mbaye ñoo tase ak moom. wuyoo ci turu colonel Amadou Diallo. Je suis un officier supérieur de gendarmerie à la retraite, ancien fonctionnaire international pour les Nations Unies. gannaaw fanweeri at ak juróom ci service militaire tey mu wàcc ci arène politique bi la ka tax a jóg moo di
nekk ndey ji réew bokk moomeel bu dëkk ba mu juddoo di Mabo. colonel bi ne dafay soppi anam ba muy defee campagne léeg-léeg mu sol tenue militaire ngir mën a dagaan baatuk askan wi. détaché de toutes les obligations militaires maanaam armée boo ci génnee am na diir booy toog moom ma guloo sa bopp waaye bu diir bi matee moom nga sa bopp fu mu ne nii moom naa sama bopp. mooy maanaam li ñuy wax le commerce des hommes. mooy jiite ay nit seet seen njëriñ te nga boole koog njub nga xam ne intérêt nit ñi moo lay gënal sa intérêt ma xam ne politique lu baax la su fekkee ne doxal nga ko ci ni nga ko war a doxalee su fekkee ne doomu aadama yi ak seen njëriñ moo la tax a jóg. donc bi may def man ne damay def rupture parce que dama gis gars yi 4x4 yu bëri ñu teg bâche yi baaf li musique bi di yóoxu kenn du wax programme maanaam xëcc mbooloo mi man non man dama solaat sama tenue ànd ak samay camarades de promotion yi nga xam ne ñoo liggéeyandoo depuis 50 ans ñi ñëw jàppale ma ak samay nit ma commencé sama kër def le tour dëkk bi yëpp. Amadou Diallo buy dem dal ramjesem yi du ko bàyyi benn yoon ginnaaw ancien colonel bi tëral programme am wax ne la ko gën di soxal bokk na ci ndox ca biir Mabo. ndox mu neex laa bëgg teen yi damay répertorier teen yi yëpp déjà am na équipe boo xam ne dama leen di yónnee bu ma jëlee maire bi première semaine dañuy enquête cartographie teen yi parce que dama am ay partenaires yoo xam ne ay hydrauliciens la nee nañ ma laa leen répertorier teen yi fa nekk bu ñëwee dañ ci dóor ay pompe solaire génne ndox mi sànni ko ci àll bi jigéen ñi bay jigéen la. gannaaw ba mu jeexalee laaj ak tontu bi candidat gi ne ca Kaffrine la jëm rawatina ca Mabo ba nga xamante ne foofee la gane àdduna ngir mën fa tëjee lii di campagne am bileeg yoon mu diggee ne sax yére gu weex lay sol di firndeel jàmm te it ci kaw loolu des nay wax ak askan wi ci lépp lu ko gën di soxal ci biir programme am. Habib Faye ñu sant la gërëm la dalal suñu invité muy Alioune Sy ñu ngi lay nuyu Aliou. soxna Fati maa ngi lay nuyu. di nuyu say téléspectateurs. waaye di beral nuyoo commune bu Dalifort ak département de Pikine bi ma fekk baax. très bien département bu Pikine am nga fa cër waaye itam candidat nga bu Wallu Sénégal foofee ca Dalifort laaj bi may njëkkee tàmbali nag mooy fitna gi ñu nemmeeku te dara waralu ko dudul campagne bi lan moo si waxee sa gis-gis ba ñu agsi fii. waaw lii yi njëkk mooy métitlu ko ñaawlu ko ndaxte fal leen ma wala bëgg a falu warul jar lii. kaay ma liggéeyal la wala kaay nga man taxawal la wax dëgg yàlla lii ëpp na. war nañ ko war a mën a ñaawlu. jiital ko ñun way politique yi nga xam ne nii ñooy dagaan baatu askan bi. dama yaakaar ne dañ leen war a laaj li ñuy woowee dañ leen war a jaay li ñuy woowee programme. waaye ëpp na ci ñun ñi nga xam ne ñooy def politique ñuy utiliser ay biceps di utiliser doole wax dëgg yàlla pour lor askan bi. déjà embouteillage yi ñuy créer ak bruit ak tintamarre bi nga xam ne nii ñu koy def ci population bi rek amee nañ leen àq. waxatuma nag buñ ciy lor surtout mag ak ay xale. loolu dama yaakaar ne yàlla nag suturaal ñu ngi ci expérience yi ñu am. coalition Wallu Sénégal boo bi ngay déggee campagne bi ba léegi. déggoo ci benn yoon violence jóge ci ñun jëm ci yeneen candidats yi wala jëm ci population bi. loolu dafay wane maturité nit ñi dañoo jiital caravane jiital ay ndënd ak ci sabar et ma jàpp ne. li gënoon ci ñun. en tant que politique mooy jaay lu tudd programme. loolu la fi nit ñi war a xaar fan la ñu war a déglu. très bien ñu dem si beneen ponk muy mbiram carte électeur yi gis nañ fu ci mel ni kul près de 700 cartes électeurs yoo xam ne dañoo disparaître dans la nature am ñeneen ñu naan gars yi dañuy téye yéen foofu seen Dalifort wala boog sax coalition Wallu de manière générale ndax yéen a ngi jànkonteeg jafe-jafe bu mel noonu. waaw ñun yàlla dafa ñu suturaal ci département de Pikine bi ma gën a miin sunu ay représentants ñi ngi toog waaye wax dëgg yàlla carte yi ñu ngi koy jaarale d'une manière vraiment très claire. ñu aussi ñi ngi def liggéey ba ñu war. liggéey ba ñu war mooy woo suñu ay ñoñ woo suñu ay électeurs ñu daal di dem jëli seen carte électeur waaye ñu ñaawlu loolu également dama yaakaar ne ministère de l'intérieur daf ci am liggéey bu am solo non seulement conception wu carte yi mais mettre ko à disposition des populations waaye ñaare da ngay dégg bërëb bi jël nañ sama carte yóbbu nañ ko bërëb bële loolu du indi leeraange ci vote yi comme sénégalais yi ñooy tànn gox-goxaan la nañu bàyyi carte yi fa mu war a nekk wax dëgg yàlla électeurs yi ñëw jël si ko yaa ngi ànd ak sa programme ñu bëri ci candidat yi fi ñu la doon xaar mooy ñuy wax programme mais li ñu gis mooy ay kàddu yu ñaaw xastante xotti worma tey Dalifort ban programme bu dëgër nga am boo xam ne jàpp nga ne buñ la joxee di nga ko suqali. waaw Fatou da nga wax dëgg ñi coow lu ci bindu teen bi ñi amul baag la
boo amee programme boo war a mën a partager doo am temps xuloo wala nekk ci ay animation yu dul jeex. li ñuy indi comme programme dañ ko bëgg ci gàttal rek temps bi duñu ko may. waaye ñu tënk ko ci les grands points. les grands points. bi jiitu dañu njëkk a joxoñ li nga xam ne moom la ñuy tuddee cadre de vie. mooy fexe ba toogin beeg toogaay bi rafet. mooy li nga xam ne nii. ki dëkk Dalifort war a mën a déplacer wu facilement. mais assainissement bi ñu ñoŋal ko donte ne am na lu fa nekk des na. waaye la nga xam ne nii mooy obstruer yoon yeeg mbedd yeeg tali yi. wax dëgg yàlla ñu def ci jéego. bu ñuy wax cadre de vie dafay dugg ci li ñuy woowee infrastructure de base. bokk na ci ay écoles yu doyul. ñun ñu jàpp ne war nañ ko mën a def moom mel ni dañ ñëw tëj ci wàllu TER bi tëj ñu ci wàllu autoroute à péage bi. loolu dafay wane ne jafe-jafe yi ci wàllu scolarité sunu doom yi bu ñu demee ba war a am BFEM jàng bi day taxaw. parce que doole yi bariwul te xale yi duñu mën a génn ñu dañ fexe am lycée. CM bi benn fa am ñu daal di koy ñoŋal. waaye bu ñu ñëw ci wàllu santé. tëj bi dafa ñuy permettre à ce que ñun ñu am yaqin ne war nañ mën a góorgóorlu. pour am fa li ñuy woowee centre de santé. pour que spécialité yëpp daje Dalifort. pour que ñu bañ a jéggaani lenn. bu ñu ñëwee ci wàllu jeunesse ñu fu tey jii dañoo politique yi dañoo sonnal suñu ay ndaw misère loo leen ba ñu yaakaar ne 2000 francs wala 5000 francs par ngoon moo koy faj. alors que ñun dañoo bëgg a jiite li ñuy woowee en tout cas formation. insertion des jeunes. ñu war ko lëkkaloo ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci ay société ak ay usines. yu nekk ci wàllu woowu. jigéen ñi également ñu fexe au lieu kenn di mbugoo maa leen utali financement ñu am banque municipale wax dëgg yàlla buy gunge jigéen ñi ci seen autonomisation. ku nekk moom sa bopp waaye groupement bi aussi moom boppam. mais ñu taxaw aussi si li ñuy woowee connectivité. connectivité bi dafay permettre fépp fa nga xam ne ni ay ndaw dañ fay dajal. ñu yombalal leen xarala yu bees yi. pour que seen i gëstu. seen i njàng war a gën a mën a ñoŋ. très bien loolu aussi mun nañ ko dëxëñ si suñu. de façon générale temps bi moo gàtt mais li nga fi lim yëpp sëñ Alioune Sy fan ngeen bëgg a jëlee budget bi ndax ku ne xam na ne budget bi ñu alloué ci mairie yi ndax kii na mat. waaw yàlla dafa def ñu xam mairie bu baax. nekk ci ay diir yu yàgg nekkoon adjoint au maire. lu boo tëggee programme da ngay wax fi ñu koy jëlee. fi ñu koy njëkk a jëlee mooy ci budget Sénégal. parce que Dalifort bi dafa bokk ci Sénégal. waaye ñu lëkkaloog département de Pikine. ay bureau ville de Pikine nekk biir Dalifort te amaluñu benn njëriñ. ñu yaakaar ne occasion la pour ñu tànn maire bu bees. bu xam bu ràññee mën a def redistribution équitable. ci commune yi ku nekk war a am li mu ciy jot. très bien mais fi ñu koy jëlee également. mooy li ñuy wooyee partenariat international. fi ñu koy jëlee mooy coopération en tout cas li nga xam ne nii mooy ay doomu Dalifort tas ci diaspora bi. di laaj pour liggéeyal seen gox te woowu ñu leen. yàlla def ñu àndoon ak ñoom. wax dëgg yàlla laaj leen seen question parce que balaa ñoo tëgg programme bi. dañoo def li ñuy woowee écoute citoyenne. déglu leen naka ngeen ko bëggee fan ngeen ko bëggee ak naka ngeen yaakaaree ne war na ngeen leen ko doxale moo tax programme bi dinañ ko fekk ci sunu page Facebook. waaye dinañ ko fekk également ci réseaux sociaux yi. parce que ñëwuñu rek di tëgg sabar di tànkal nit ñi wala di xeex ak xuloo. dañoo ñëw jaay Dalifort programme jaay ko également au niveau du département. dernière question très rapidement élection sans Idrissa Diallo ndem si yàlla ak taxawaay bi mu amoon Dalifort taxawaay bi mu amoon Sénégal tey juste quelques mots à l'endroit de Idrissa Diallo laata ngay it. suñu mag ju baax jooju saa yu élection ñëwee sa xel day dem ci moom. ndax dafa joxe li ñuy wax école de vie. mais également jàngal ñu. tette ñu ci donte ne am na un moment bokkatuma ak moom parti. dafa ànd ak Khalifa président man ma ànd ak Abdoul Mbaye ci parti Alliance pour la citoyenneté et le travail. dara ñaawul suñu biir waaye bu ñuy wax élection wala bu tuddee baatu Dalifort rek sa yaram day daw. ndax kooku liggéeyal na Dalifort loo xam ne ni nit mënutu ko wetti. mais mu jox di leçon de morale à toutes les en tout cas ñëpp ñuy def politique. wéetal nañu. am na fu mu yóbbu woon Dalifort bi mu dëddoo ba léegi déggatoo Dalifort dafa afoon. lii kii nga xam ne nii moom moo toog du waa Dalifort ñoo ko fal. kon Idrissa Diallo la ñu faroon ñu liggéeyoon ak moom. ñuy ñaan ñu tànn candidat bi nga xam ne nii moo gën ci Dalifort di woote jàmm parce que foofu ay mbokk ñoo fa nekk ay mag ak rak et am naa yàqin ne wax dëgg yàlla. jàmm rek moom mooy am te moo war a am fépp ci Sénégal. jërëjëf bonne chance. merci beaucoup bon courage Alioune Sy moo nekkoon sunu gan ñu wéyal xibaar yi wax itam ba tey ci fitna googu tax na am ci arène politique bi tax na ba ñi nga xam ne artistes lañu daal seen xol yëngu ñu liggéey ci bokk na ci ku ñu naan Seydina Mouhamed Ndiaye ñu gën ko xam ci ndongo daar mu def ci liggéey bu am solo ñu teewlu ko ci liggéey boobu mu am lu mu ci dénk Ibou Diouf ak Amadou Ba. avant campagne dama taxaw seetlu def benn tournée boo xam ne tournée artistique
wër ci population bi di xool selon ñoom nan la ñuy dundee élection yi. sama yëg-yëg foog ma def benn œuvre boo xam ne day sensibiliser jeunesse bi ci campagne électorale yi tableau bi li ma ci wax mooy sàkku ay pexe yu dagan ngir jariñ sa askan mooy d'abord loolu mooy titre tableau bi mooy politique de violence. léegi nag ci biir nag développé maintenant fi def naa ci benn fonds boo xam ne ci benn fonds laa def fonds boo xam ne ku ko xool xam ne actuellement nii Sénégal kontaanul ci violence waaye dama ne pourquoi mënuñu doon benn man loolu mooy sama problème bi mooy dañ fee nekk jeunesse bi lépp lu ñuy def pour politiciens yi la politiciens yi instant bi nii gisoo ñoo ngi daw. boo ci faloo ba pare yow kan ngay jox yow li nga war a servir kan nga koy jox mooy jeunesse bi la léegi man kon mënu ma dàq parti au pouvoir mënu ma dàq opposition mënu ma dàq jeunesse man li may def alerter daal laay def mooy di woowaat jeunesse bi di woowaat tamit population bi di woowaat tamit parti au pouvoir ni opposition pour ñu xam ne ñun ñoo bokk ndey bokk bàyyi Sénégal warul mën a demee nii démb laa taxaw doon seetaan TFM gis ne mairie Sacré-Cœur boo xoolee am na benn xale boo xam ne yàq nañ àddunaam ci xale bu ndaw te loolu wax dëgg yàlla warul mën a demee noonu. ñu wax ci leneen muy lu jëm rek ci CAN ak Cameroun 2021 sunu gaynde yi seen 8e de finale yi xam ngeen ne Cap Vert la ñuy taseel muy les requins bleus Aliou Cissé janoon ak taskatu xibaar yi foofee ca réewum Cameroun fu ñu naan Bafoussam dellu siwaat ci ana nañ ko fas yéene waajalee ñu fekki fa Mamadou Ndiaye ak Ahmed Niang ñoom la télévision Futurs Médias yebal foofee ca Cameroun. jërëjëf tey ci suba si tey ji Aliou Cissé dafa doon jàkkaarloog ñi nga xamante ni mooy journaliste yu ANPS ñoo ko invité woon fii ci Bafoussam ci maison de presse bu journaliste yi tey ci suba si def na benn mi-temps mën nañ ko duppee noonu ndaxte waxtaan bi jàlloon na lu toll ci 45 minutes yoo xamante ni benn premier mi-temps la ci bu ñuy wax ci kàllaamay football boo xamante ni am na question réponse plus de 30 questions lañ ko posé moom sélectionneur bi mu daal di joxe ay tontoom li ci gën a am solo lañ leen tënkal rek ci kàllaamay coach mooy ci li nga xamante ni mooy manque d'efficacité bu attaquant yu équipe nationale bu Sénégal moom Aliou Cissé ñëw na ci daal di ci joxe xalaatam mais surtout wax groupe bi ni muy dundee fi mu ne nii ci contexte Covid bi nga xamante ne moom la ñuy dund nii ñu dëgtal leen Aliou Cissé tey ci bi muy jàkkaarloog journaliste yu ANPS yi. c'est vrai que tey analyse yi buñ ko xoolee ba xool mooy que nombre d'occasions yi nga xam ne Sénégal mu ngi koy am par rapport ak budget nañu marqué mën nañu wax ni que doyul waaw mais ñu ngi ci liggéey bu baax je pense que tey ci football bi lu gën a am importance c'est vrai que mooy ñuy dugal suñu occasion yi mais c'est surtout que ñu ngi créer ay occasion malgré équipe yoo xam ne mën naa wax ni que pratiquement sax daanaka dañuy bañ jeu bi dañuy bañ ñu jouer face au Sénégal donc ñun ñoo war a am état d'esprit boobu nga xam ne mooy état d'esprit bu grand attaquant yoo xam ne bu ñu jàkkaarloo kaa yi lenn rek moo war a nekk seen bopp yi mooy dugal but bi mais bés nañ ko def ci passé bi gis naa suñu joueurs yi suñu attaquant yi di marqué ay but yu bëri te am naa mi ngi noonu Aliou Cissé ci tënk rek la leneen lu gën a am solo ñëw na ci mooy ci ni ñuy waajalee 8e de finale bi nga xamante ni Sénégal Cap Vert la wax na ko équipe boo xamante ni miin nañ ko lool bi ñu dajee ci fii ak mois de juin yàggul woon noonu mais surtout match de poule yi nga xamante ni équipe bu Cap Vert bi moom Aliou Cissé ñëwaat na ci nee na fii équipe bu ndaw amatu fi ay surprise rek dañuy gis ci Coupe d'Afrique da koy waajal comme ni mu koy waajalee ci yeneen match yi ñu dëgtal leen ko. léegi ñu ngi préparé match bi nga xam ne match bu am importance la le match huitième de finale bi face à suñu voisins yi nga xam ne ñooy Cap Vert ñaan yàlla vraiment yàlla may ñu ci ndaw. voilà waxtaan bu guddul la te yaatu xam naa dinañ ci ñëwaat ci suñuy yeneen i xibaar gën ko farañ fàccee mais leneen li nga xamante ne am na ko mooy ambiance su supporters yi 12e gaynde yi ak waa Alekaza ñoom tamit ñëw nañu ci bu conférence de presse bi mën nañ ko duppee noonu wala waxtaan bi nga xam ne Aliou Cissé amal na ko ak journalistes yi bi mu jeexee rek moom ambiance bu am solo la waa 12e gaynde ñëw tey nag programme bi mooy équipe nationale bu Sénégal dañuy reprendre entraînement bi gannaaw démb ba ñu noppaloo tey ji séance d'entraînement bi 17h la incha allah xam naa dinañ fa dem dégtal leen ko am nañu ñun journalistes yi wala presse bi 15 minutes yoo xamante dinañ jël ay images après ñu bàyyi équipe bi mu daal di liggéey ci kanam dinañ ci ñëw gën ko yaatal jaajëfal nañ leen.
Mamadou Ndiaye ñu sant ko gërëm ko 8e de finale Sénégal Cap Vert lu mësta am mandees nañ ne guuleet Maître Augustin Senghor di xaar ci sunu gaynde yi nañu gën a dëggal seen bopp mu nekkoon nga nuk informatant ñu teewlu jàngat bi. li leen Sénégal Cap Vert di guleet ci Coupe d'Afrique des Nations sunu gaynde yi li leen xaar ci bile jongante doon lu bëri. loolu la ñuy wax derby maanaam ñu jegeyaatoo bu ñuy jouer day metti torop donc Cap Vert du changer ci loolu c'est-à-dire match buy metti lay nekk Cap Vert nekk nag équipe bu jafe jouer mais man ci sama xalaat bu gàtt gëm naa ne ak taxawaay bi nga xam ne équipe bi mu ngi koy commencer am ak waajtaay bi nga xam ne une semaine bi ñu am entre match de groupe yi ak 8e bi. suñu staff technique dina defaat équipe bi joueurs yi dinañu gën a jàpp sur le plan physique ba nga xam ne bu ñu ñëwee li ñuy ut mooy continuer compétition bi Cap Vert dinañ ko dóor. ki jiite fédération sénégalaise bu football di xaar ci guney Aliou Cissé yi ñu gën a dëggal seen bopp rawatina fi ñu toll ci Coupe d'Afrique des Nations bi. équipe bi normalement dafa war a monter en puissance te xam naa ne suñu staff bi tam commencé na fi yàgg ñu ngi enchaîner peut-être seen ñetteel wala ñeenteeli kan. xarañ nañu pour attaquant itam retrouver seen efficacité parce que tàmmatuñu woon Sénégal di jouer du dugal but. Covid-19 jaar na ci tanière bi ñi nga xam ne ñoom ñoo yore gaynde yi gën nañoo jël seen i matukaay ngir yeneen cas bañ a amaat ci biir Lions yi. suñu xeex tey ñun muy dirigeant yi muy staff médical bi ak technique bi mooy mbas bi bañ fa dugg moo tax jël nañu ay matukaay balaa ma fay jógee pour ñëw Dakar pour tëj tanière bi hôtel bi nga xam ne mu nga fële ca Bangu. nekk presque à 1 heure de route de Bafoussam dañ ko tëj bu ñëw donc suñu li ñu yéene daal mooy fii ba final bu ñu ko yàlla mayee ñu bañ a am benn cas. ñoom gaynde yi lee ak requin bleu yi diggante daje talaata fële ca Bafoussam muy jongante bu ñëpp di xaar. sunu gaynde yi ndam ñu yegsi ci ponk bu mujj li ci yéenekaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tension gi am ci njeextal campagne électorale bi la Sénégal nee nañu foo ko natt rek weesu na ko yëral xët mu njëkku yéenekaay bi soxna Sidi Déwole Ndiaye responsable Benno Bokk Yaakaar ci Kër Massar Nord këram la ñu taal keroog àllarba aw ñoñam nee nañu kenn deful jëf ju ñaaw joojee ku dul Dieynaba Ndiaye responsable coalition gëm sa bopp mi ànd ak candidat bii di Moussa Camara yéenekaay bi nañu li mu jur ne ay lorange yéenekaay bi nañu bokk na ci benn xale bu ndaw ak maamam yu ci jële ay gaañu-gaañu ba ñoo nga soins intensifs ci hôpital principal bu Ndakaaru la xew ci Kër Massar libération jëfi wuyu ak jëfi bandi la ko tuddee ba di ñu wax ni mu demee nee nañu biteel bu def essence la ñu taal sànni ko ca saal ba tàkk ba ñu lor ci benn parental l'observateur nañu parental boobee ñu ci lor benn xale bu góor la bu toll ci ñetti at taala sàll la tudd lakk-lakk yi mu ci jëlee miti gu mu miti tax na jamono ji moom xale bi mi ngi ci diggante dund ak dee moom xale bi di taala sàll ak maamam ju ñu naan Mamadou Sall journal bi nee nañu ñoo nga réanimation ci hôpital principal source nañu kii di ministre Aminata Assome Diatta candidat Benno Bokk Yaakaar ci Kër Massar nee na waa coalition gëm sa bopp ñoo def jëf ju ñaaw ji militant yu Dieynaba Ndiaye yi la Déwule Ndiaye la ñu mere ndax li mu ñëw ànd ak man di jàppale sama candidature tax ñu ko doon fexal ba dem taal këram jëkkëram ak ub sëtam bu toll ci ñetti at jële cee lakk-lakk ba mujjee Sowétas Assome Diatta ne ñi def loolu ni ñu ko defee moo di essence la ñu jaarale ci palanteer bi sotti ko ca saal ba taal ko mu ne ñi ko def jàpp nañu leen am na ci koo xam ne ngànnaay la ñu fekk ci moom jël nañu ko ba yóbbu ko gendarmerie tey jii ci àjjuma ji la ñu fas yéene porter plainte lise ko nañu bi ñu demee ba campagne bi di jeex ci la fitna ji lëmbee yëf yi deret ji tuuroo ko gas-gas yi ci campagne bi fu nekk ci réew mi ca Kër Massar Nord benn xale ak maamam la ñu fa taal ca Sacré-Cœur fitna ju rëy la ñu fa dund démb ci Jidda Caaroy Kaw gis nañu fa ay xeexoo ca Mbaaw ay nit ñoo demoon songi kër Abdou Karim Sall Cheikh Bakhoum candidat Benno Bokk Yaakaar ca Grand Yoff Les Échos nee nañu songu na ak doole Madiop Diop ak Barthélémy Dias yéenekaay bi nañu ci Khalifa Sall la njëkkee ba di ko xamal ne na dem nuppalu ji te xam ne wàllam wéy na Madiop Diop Cheikh Bakhoum ne amul sax certificat Barthélémy Dias mu ne it am njàngam soriwul ndax amul baccalauréat Le Quotidien nañu yooyee yëpp démb la ko wax ba muy def meeting clôture am moom Cheikh Bakhoum njiital ADEA wax na fayit yéene ji mu am ca Grand Yoff gi muy yóotu nee na bu jotee ci Grand Yoff dana ko soppi def ko beneenu Grand Yoff bu bokkut ak bi ñuy gis ñu gis ba tey ci xët mu njëkk Le Quotidien njaak laax mooy candidat bi coalition gox yu bees samp ngir mairie bu Mermoz Sacré-Cœur ci waxtaan yu mu xëy dafa gàyyi Le Quotidien yi moom njaak laax ma nga fay wax ne Barthélémy Dias dafa def wax waxeet ndax moo fi taxawoon ñëpp di ko dégg kenn sexalu ko suukar kenn sexalu ko lem mu ne moom Barthélémy Dias dootu doonati candidat ci mairie bu Mermoz Sacré-Cœur bañ na ko sax ba amatul ay moyens yu mu développé commune bi njaak laax ne tey ñëpp gis nañu ne moom Barthélémy Dias waxoon loolee samp nam dëndëm doonaat candidat ci mairie bu Mermoz Sacré-Cœur njaak laax noppi ci dem ci programme am ak li mu bëgg indil askanu Mermoz Sacré-Cœur bu ñu ko falee maire commune bi mairie bu ville bu Ndakaaru candidat yi koy xëccoo l'observateur xëy na seeti seeni directeur de campagne ngir xam fan la ñu fas yéene sukkandiku ba gàñeel seeni candidat docteur Malick Diop directeur de campagne bu Abdoulaye Diouf Sarr ni waa l'observateur ñoom amuñu xel ñaar ci ne ngoonuk 23 janvier seenub candidat di Abdoulaye Diouf Sarr mooy dégg monsieur le maire de Dakar maire bu Ndakaaru ba woon di Pape Diop candidat boo ko gis-gis ca maire bu Ndakaaru directeur de campagne am di Habib
Habib Mbaye mi ngi wax moom it ci l'Observateur fa ñu fas yéene joggi ba jëlaat mairie bu Ndakaaru joxaat ko Pape Diop. Habib Mbaye nee na seenub candidat di Pape Diop li mu tàmbali woon ca mairie bu Ndakaaru loolee la bëgg a yeggale bu ñëwee fa mu yemoon fa lay dooree. Théodore Monteil directeur campagne bu Soham El Wardini di wax ci l'Observateur confiance bu ñu am ci ne waa Ndakaaru Soham Wardini la ñuy falaat. élection locale yu 23 janvier yi mu di ginnaaw suba ci dimanche ji Soleil national nee nañu ministre intérieur di Antoine Félix Diome wax na ne lépp yemb na matuwaay yépp mat na ngir élection yu tege ci yoon leer ci ànd ak kaaraange. Sud Quotidien nañu ñi war a organiser élection yi di pouvoir bi waaye Yewwi Askan Wi mayu ñu leen fu ñu yàq seenug nàkk ñoo ngi leen di teg pression ak di leen ñaq-ñaqal ngir benn rëq-rëq mbaay nju njaaj bañ a am ci élection yi. élection locale yi ak li ci laxasu ne ay enjeu ci coalition yu ci mel ne Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal ak coalition Gëm Sa Bopp Enquête dina kay mi ngi ñu koy jàngatal ñu jàngat ci xët mu njëkk Réew mi Quotidien xibaar bu yéeme te tiis Yoff Apexi fa la xewe mu di ab maçon coffreur boo xam ne si électrique ba mu doon liggéey moo ko faat ci anam wu doy waar. Mohamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen tamit ci safoo ko ak kawlite gi di leen ñaanal aljuma mubarak di delloo la ngay Pape Cheikh bu wéyal ak li mu koy defee ci waxtu wi midi plus ak oustaz Modou Fall. Pape Cheikh. Madame Fall. maa ngi lay ñaanal bon week-end. waaye bon week-end à toi Fall dinaa la namm nag. maa lay raw. dinaa la namm de diggante samedi ak dimanche et puis di ngeen occupé trop week-end bi ak élection yi. bien sûr xam nga waa dimanche 23 janvier muy gannaaw suba. ci la élection yi et dinañ ko def ak ay édition spéciale comme ni ñu koy defee. avec nos correspondants et nos reporters sur l'ensemble du territoire. Ablaye de xam naa di ngeen ko yónni Gambie moom. Laye Cissé mu ngeeg mayo Gambie bi di wër de mais xam naa fii lay toog. fii lay toog kay jërëjëf Fati. merci Pape. ñu ngi lay